Ndeye Dimet Ndaw ak Fatou Abdou Ndiaye ñoom la ñuy ondal ci waxtaan bi door incha allah léegi léegi. Mongok ñu dooree waxtaan bi tout naturellement ak recours yi nga xamante ne conseil constitutionnel daf ko rejeté professeur tey ban jàngat nga am par rapport à sa décision yu jóge ci conseil bi. waaw li ma bëgg wax moo di ne décision yi ñu dégg liir leen fan yi ci mbirum élection législative yi daf ñu xaw jaaxal ndax man dem naa ba sax naan est-ce que suñu réew droit ndax ñun droit la ñuy jàng droit la ñuy jàngalaate est-ce que ñun suñu réew wax dëgg yàlla li ñu waree woon gisee droit ni ñu waree woon jàngatee droit ni ñu waree woon appliquer droit ndax ñu ngi koy def ba nga xam ne dama xaw a jaaxle am na lu ma bind ma ni droit dafa mel na luy génn àddina ci suñu réew waaw parce que lii ñu gis daal dafa méngowul ak ñun ni ñu xamee droit nga xam ne droit dafa war a di organiser moom mooy tax ñu indi ko ci société bi ndax su droit amul woon ku nekk lu la neex def kon boog droit moom mooy tax ku nekk xam fa nga war a yem la nga war a def ak la nga war a am la nga war a ñàkk alors côté boobu nag dañ ci xaw a jaaxle ndax xamuñu droit bi fan la jëm te xamuñu kon droit bi fan la ñu jëmale waaw loolu mooy problème bi tey. Alors justement on a l'impression en tout cas ci processus bi ni ñu ko gisee ne droit bi dañu nekk di ko manier wala di ko defaraat par rapport aux circonstances tey lan moo mën a nekk conséquences yi ci loolu. conséquences yi mooy ku nekk lu la neex defal. lu la neex waxal. lu la neex jëfee ko te loolu du société. loolu mooy indi li ñuy wax. la loi du talion œil pour œil dent pour dent c'est-à-dire que yow gis naa ne xool nga ma bët bu bon def nga ma lu bon man dama koy fajal sama bopp attention am na ay dérives d'ailleurs yu ñu xam ni ñu ngi koy gis dégg naa temps yi ñuy wax ci affaire agression yi ni ñu koy gérer loolu yëpp ca biir la droit dañ ko indi encore une fois pour société bi ñu organiser ko su fekkee ne mënuñu organiser société bi par le droit man dama ci xamatul lu bare kon boo ku ci nekk ci ñun na dellu siwaat xam ni mënul boppam dara moroomam mënul dara su fekkee ni jaaruñu ci yoon jaar ci charte yi la ñu wax la ñu tëral ku nekk appliqué ko. alors balaa may jox samay naataango par rapport toujours à conseil constitutionnel bi ci assises nationales yi dañu proposé woon ñu remplacer ko par cour constitutionnelle tey ndax jàpp nga ne loolee mën na saafara yi nga xamante ne moom lañ di reprocher en ce moment. waaw parce que man li ma gisee conseil constitutionnel dafa politique torop moom mook politicien ñoo yem. te conseil constitutionnel warul def loolu yaakaar la pour askan wi yaakaar la pour ñëpp kii féete fii kii féete fële keneen xalaat leneen alors bu fekkee dañu am impression ni que décision yi muy joxe décision yuy laal torop politique la xëy na bëgg na féete fii wala féete fële wala bañ kii mer wala bëgg kii kontaan loolu day indi problème moo tax ñu ne conseil constitutionnel niñ ko gisee at yi yëpp daf ñu jaaxal ba nga xam ni dañu ne assises nationales yi lañ ñu proposé woon à l'époque avant 2012 maanaam ñu dem ci cour constitutionnelle loo xam ni moo gën a jege droit moom moo gën a jege nañ fa dem ndax loolu mooy tax nit ñi gën a am kóolute parce que bu fekkee ni bu teyee nii la mu verte ëllëg mu xonq gannaaw ëllëg mu jaune mais doo xam fooy teg sa tànk donc cour constitutionnelle day tax ñu gën a am confiance ci décision yi day tax ba nga xam ni décision yi day gën a dëgër day gën a daal nekk li gën a jege yoon moo tax ñu ne
cour constitutionnelle daal moo gën. am na dëkk yu ko def de ñoom Bénin def nañ ko. bi ñu gisee ni seen conseil constitutionnel day def ne ñun suñu bos ñoom dañu jël ne dañuy def cour constitutionnelle boo xam ni dafay day dogal daanaka. mais koo xam ni bon day def nii rek ah vraiment surtout ci mbirum élection nga xam ne ni mu sensibiliser ku ci nekk am ci yaakaar. eh bien problème la moo tax ñu ne daal bu doon suñu sago dañuy génne conseil constitutionnel def ko cour constitutionnelle. c'est clair day di met merci Khady ma lay nuyu bu baax nuyu itam professeur am mbégte dalal ko ci plateau bi alors bu ma la dégloo ni ngay expliquer dafa mel da nga am déception ci ni ñuy appliquer droit fii ci Sénégal lan nga jàpp ni conseil constitutionnel waroon na ko def ci législative yi ak investiture yu am coow te def ko. man li ma ci gis dama gis ni dafa am ay règles yoo xam ni code électoral daf ko tëral ñëpp war kaa appliquer ñu gis ni ci élection yi nii appliquer wuñu ko te dañu gëmm sañu bët ci loolu ndax bu ñu nee affaire parrainage. dafa am article boo xam ni 149 dafa fixé montant parrain yi nga war a indi ñu ne la ci gën a tuuti 0,5% la ci gën a ëpp mooy 0,8% ba pare nag ne noonu la war a demee su fekkee ne demeewul noonu justice bi gëmm ci bëtam day nekk problème mais leneen. man affaire parité nga xam ne parité dafa am solo ba nga xam ne ndax day tax ba jigéen ñi mën a bokk ci mbir yi dugal seen loxo ndax dafa am solo pour askan wi pour développement wu famille yi dafa am solo pour développement réew mi dafa am solo pour jël jigéen may ko confiance c'est important mu bañ a yaakaar ni dañ ko néewal doole dafa am solo alors parité dañ ko fonk ci suñu loi dugal ko ci constitution doyul de ñu def ci loi kooku loi bi ne liste yi dafa war a nekk liste paritaire boo tegee góor teg jigéen tegaat góor teg jigéen noonu la amul éche boo tegee jigéen teg góor tegaat jigéen teg góor kenn mënu koo génne mais fii gis naa ni décision yi ni ñu ko jëlee jalgati nañu parité mais beneen mooy affaire liste yi ñu ne liste titulaire yi liste suppléant bëgg def xàjj ak seen ci liste titulaire ak suppléant ñoom ñaar ñoo ànd ay seex lañu mënuloo tebbi kii bàyyi bële mais dañu gis ni am na liste yoo xam dañu ne titulaire yi mën nañu nekk candidat waaye suppléants yi mënuñoo nekk candidat wala ñu ne suppléants yi mën nañu nekk candidat te titulaire mënul nekk candidat muy loo xam ni wax dëgg yàlla man damay xaw a sax tuuti am kersa su fekkee ni am na ay nitu bitim réew yuy xool ñun suñu charte parce que bu ñu demee ba ni suppléant maanaam koo xam day remplacer ñu ne suppléant yi rek kay dem mais ku ñuy remplacer même leneen lu aussi titulaire ñu ne dem mën na dem te suppléant du ñëw kuy remplacer bu fekkee ni listu titulaire yi jeex na ñan ñoo leen di remplacer su amul suppléant donc affaire interprétation la woon mais ñoom ni ñu ko interpréter wax dëgg yàlla day xajamal droit. d'accord parce que loolu droit mënu ko nangu xel mënu ko nangu. d'accord alors est-ce que ci conditions yooyu mën nañ dem ci ay élections yu apaisées ci liste yoo xamante ne ni fii titulaire rek moo fi am fii suppléant moo fi am. de façon générale wax ji dafa bare ci élection yi te nag parrainage indi na ci problème yu bare. ndax xooleen parrainage bi ni mu demee patamee lañ ko def dañu jékki-jékki rek début mars ñu ne parrainage joxe ay fiche début mars fin mars ñu ne jour bii ngeen war a delloo parrainage xam nga patamee boobu nit ñi taluñu sax
defar ay liste yu baax. parce que liste yu bare baaxul.